Omar bul ñaxtuwaat. Cheikh Fall ah. waaw Cheikh ñu ngi lay nuyu. Cheikh moom mooy porte-parole MADS di Manko ànd defar Sénégal. waaw bu ñu koy wax nag di Manko ànd defar Sénégal ab kuréel la goo xam ne ay jaaykat la ëmb. mais balaa ñuy gën a yaatal rek da lay bàyyi Cheikh nga nuyoo. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen remercier ci opportunité bi ngeen ñu may. ah Cheikh ñëw loo añee tey. di ñaanal di bismillah amatul alhamdulilah. donc dañ leen di remercier d'abord ci occasion bi ngeen ñu may pour ñu wax li ñu naqari. d'accord di jaajëfal ñëpp ñu ñuy seetaan. donc tey dañ fee teew ci kaddu commerçant yu MADS. Manko ànd defar Sénégal. dafa am loo xam ne daf noo naqari. non balaa ngay dellu ci leen naqari nga expliquer ñu. MADS. déjà Manko ànd. defar Sénégal waay di fàttali ni mooy jaaykat yi nekk ci marché luuma yi. waaw mooy yéen. waaw li leen naqari nag. ci lay ñëw indi question bi. keroog benn samedi dama génn fii rek marché samedi bi. ma te pour man Liberté 6 Castor dafa am ngénte parce que ay bâche ngénte laa gis ñu tàllal ko jëm Castor. may posé question ma ne ana li fi nekkoon te jaaykat yi daan ca ne. ñu dem ba ay njolloor rek ngeen ñëw fii def conférence de presse buntu Walfadjri di wax seen i métit. waaw léegi nag seen métit yooyu lan bëgg nga dellu siwaat ci ak lan moo waral seen fippu tey ndax li leen dégg bariwul. li waraloon sunu yëngu keroog bi. mooy ni que dafa amoon li fi amoon cay jamono lu yàgg lool lu mat ay fanweeraat ci kanam ci ginnaaw di moins muy parasol yooyu noonu mu doonoon lu ñaaw lu naqaree liggéeyee. léegi nag sunu promoteur Assane Fall dem Europe copier fa benn modèle bu baax muy MADS boobu mooy bâche yi nga doon gis ak stand yu rafet yooyu andi ko implanté ko mu doonoon lu baax loo xam ne ni képp ku doonum jaaykat gis nga ci sa bopp. ndax vraiment c'était un confort. gis-gis bi rafet na autorités yi ñu bëri dañ daan ñëw toog à l'aise ñu leen di jaay ñuy dem amul débordement amul anarchie amul dara. moo am une sécurité parfaite. léegi nag jamono di dox ba yenn municipalités yi ñëw bëgg a teggi loolu dañu andil lii. te lii nag du lu gën. gënul ci kiy jaay li ngay wax loolu mooy lan. mooy bâche yi parasol yi bâche yu ngénte yi nga fiy gis nii keroog. xam nga yow sàng ne nga da ngaa génn mel ni ngénte fi xaw doon ngénte de. ñoom nee nañ dañ doon jaay noonu. yaa ngi dégg. loolu dafa ñaaw ci gis-gis maanaam benn kilifa du fa ñëw parce que amul benn sécurité mën nga faa ñëw ñu jël sa dara wala seen bâche yooyu xoos la en tout cas c'était pas du confort loolu nag lañ bëggoon ñun ñu dindiwaat ko fi andi ñu li nga xam ne nii moo fi newoon avant loolu di am. ndax loolu mooy li gën. peut-être image yi sax lan amul mais loolu lépp keroog def nañ constat bi ni rafetul. mais MADS bi mu ñëwee. li fi nekkoon mu jëlee ay bâche yu yees organisé ko mu doon lu rafet. mais contrat la signé woon. déjà contrat boobu ñañ la ko signé loon ba tax ñu dindi woon fi bâche yi. ak ñan ñoo romp contrat bi ba dellusiwaat ci façon bi ñu doon njëkk di defee te gënul. waaw contrat bi moom mu ngi ko signé woon ak les mairies parce que marché boo gis benn municipalité lañ ko signé un contrat bien défini. léegi nag contrat damaa def ni boo ko dee signé ba dem ba mu war a deñ la moindre des choses mooy nga xamal ñi ngi ko seqal ni ko contrat bi de dinaa ko dindi pour telle et telle raison. mais tel n'est pas le cas. dañuy toog ba yaa ngi ñu leen suba de marché sàngam du am. yow ngay jaaxle xamoo foo jëmee say bagage xamoo foo leen di denc xamoo fooy jaay ji après le lendemain te loolu mën naa ñàkk. contrat mun na jeex. mën nga dem ba ci biir nga bokkoo dindi pour plusieurs raisons. mais au moins nga xamal nit ñi ni leen contrat bi amoon day dañ ko bëgg a dindi parce que lii ak lii ak lii. balaa boobu nag jël leen seen matuwaay. bu boobaa ay nit lañ dinañ xam nu ñuy def dinañ organiser wu. mais yéen balaa ñuy dem ci sa promoteur bi di yor MADS. indi woon fi marché bi. promoteur boobu moom lan la leen wax. parce que moom moo signé woon contrat bi amoon na ay clause moom lan la leen wax. waaw moom wax dëgg yàlla li mu war def ak ñun daf koo def li mu war a wax ak ñun daf koo wax. parce que xamal nañ ñu ne municipalité yi de ñu ngi rompre les contrats waaye nag ay raisons valables yu tax mu koy rompre amut yaa ngi dégg comme nag man dama leen a jaboote nañ préparé wu ndax tey jii Sénégal toll na foo xam ne nii wax dëgg yàlla soxna lañ leneen lu dul gis loo xam ne nii dafa amoon il y a de cela 30 ans parce que émergence la ñuy wax tey jii nii boo jëlee MADS vraiment modèle émergent la Dembo Ndiaye président mu ngi bëgg ni day relancer l'économie du Sénégal. Mais le secteur informel maanaam c'est le secteur le plus adéquat pour nga jaar foofu pour relancer lu mel noonu. boo jëlee l'exemple de la Chine boo xam ne tey jii booy citer les grandes puissances doo ko romb. dafa moderniser le secteur informel. dooleel leen jox leen ay matuwaay jox leen am jumtuwaay. pourquoi pas
pourquoi tel ne pas être le cas ici au Sénégal. lu mën a nekk la. Sandiogou. waaw man de damay féliciter promoteur bi. parce que lu tax. fekke nañ bi mu koy indi. am na lu fi amoon. te bi mu koy indi it commerçant yi ànduñu ci woon. dañ doon wax naan way benn waay bu bëgg a ñëw def nii di fay lii loolu lañ doon wax. kon tey bu demee ba nga xamante ni bii mbir mi nar na fee ñu bëgg ko fee jële ngeen jóg yéen jaaykat commerçant ngeen n'est-ce pas. ngeen jóg àndaat ci mbir mi kon c'est parce que xëcc na leen ci loo xam ni peut-être gis ngeen ci seen bopp. te it gis ngeen ni fi mu leen doon yóbbu moo gën fi mu leen jëlee. ci lu wér donc loolu wane na ko ci li nga xamante ni bi mooy mbir parce que bi muy ñëw. commerçant yi ànduñu ci woon. loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li amoon. léegi nag booy remplacer mbir da nga fay teg lu gën. baasu ngénte yii baaxut. jigewu ko. waaw donc nag. ay saakoog lu nekk. te fa ngeen di nekk ak yooyu ak nañ nga xam ne ñële noonu lañ koy defaree. mu nekk loo xamante ne bi lu extraordinaire la. vraiment rafet na ci ni nga xamante ne bi noonu lañ koy defee te et puis ñu koy def organiser nañ. maire yi bu ñu fontoo nit ñi. waaw parce que lii ñuy def nag jëfu caaxaan parce que mais c'est déjà loolu état bi ci boppam sax ñoo ko war sa nangu. c'est de l'anarchie ça. mais c'est que lan moo tax léegi ñoom ñu nangu ko ñoom bëgg a métti nit ki boo koy xañ xaalis tamit mais indil sax lu gën a proposer lu tane li fi ne lu gën. mais lii moom dafa tanewut li nga xamante ni moom la moo fi ne léegi yéen commerçant yi parce que tamit man du ma nangu ñu may jëlee ci benn confort di ma arrière maanaam ngeen di arrière loolu léegi ban taxawaay yéen ngeen nar a am ci lii ak ñi nga xamante ne bi ñooy maire yi pour fexe mbiru baasu ngénte yi dakk nañ ko yóbbu ci ngénte ñoom nañ fexe seen koñ dañ neen ñuy ngénte ñuy luye voilà. waaw taxawaay biñ ci fas yéene am mooy ni que ñun dañoo doon ay sénégalais. waaw nekk des responsables nekk des patriotes doués de civisme. waaw. lépp lu ñuy xeex xam na am na foo xam ne ni fan lañ ko mën a xeexee de façon démocrate et de façon correcte. waaw mais man li ma caaxal yéen a ngi dem ci baas yi di jaay. waaw parce que baas yi Omar bu mu fi rombee gis na ay nit lal. baas yi ay nit a nga fay lu def tax ngeen di lal. ci ña baas fay lal mooy. waaw ña nga xam ni ñoom dañoo nekkoon ci mbaar yi am ay place yu baax. xam valeur mbaar yooyee. duñ lal fii. waaw ña fa amutoon dara nag tey jii c'est une opportunité pour ñoom. di dem ca loolee di fa def loolee ñuy def. ñun duñ fa def man ba léegi maa ngi jaay. mais du ma fa lal. laloo fa du ma fa lal te je maintiens ma clientèle. maa ngi liggéey ak ñoom. parce que y a plusieurs moyens di may def loolu. nga liggéey ak ñoom waaw yaa ngi dégg. donc pour li nga doon naan li ñu bëgg tey jii mooy. waaw fii këru ñaxtukaay la. këru askan wi la fi nekkal. danoo bëgg léegi nga xam ne ni moo fi newoon. te ñu indiwaat ko tey ñu jëlee ko fi ndax gënaluñu. duñu toj pënu duñu def lenn loo xam ne nii day yàq. parce que fii lu ñu fi yàq tey suñ bopp lañ ko yàqal ndax ñun ñoo ko moom. waa ñi nga xam ne ni nag ñoom ñoo ñu jiite te. mais est-ce que léegi mairie bi yéen du leen jaxase Omar. parce que boo seetee xam nga am na léegi ñeneen ñoo xam ne ñi ngi dem di lal. waaw te yéen ñi nga xam ne yéen a moomoon place yooyu nga xam ne yéen a fa daan nekk léegi lalu leen. waaw léegi est-ce que problème du am tamit entre yéen ak mairie bi duñ leen jaxase yéen commerçant yi. non problème mënut a am xam nga lu tax problème mënut a am. waa ñee dañ ci lu dara. ndax la tax ñu naan mbir mi bu ñëwaatee ñoom dañuy dellu fan newoon. ca seen bokk te ñu newoon ak yu mel noonu. c'est parce que loolu ñëw fi moo tax ñuy profiter cette occasion là. d'accord yaa ngi may dégg. léegi nag def nañ suñ point de presse keroog wax nañ. samedi waaw. ñaan nañ ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yilif réew mi. tey dimbalee ñu dimbali nu parce que nag ñun ay sénégalais lañ ay borom kër lañ. yéen donc lañ war a dimbali mais réew mi yëpp lañ war a dañ cee rawati nag nit ñi nag dañ cee rawati. nañu dimbali quand même. ñun dañ cee rawati xam nga lu tax. waaw maanaam ñun li ñu war a def lépp defloo nañu ko. waaw toogloo nañu fi ay weer. ne leen toog leen parce que yàlla ko fi ñu toog di muñ. waaw ba loolu jàll tey jii nii amul lenn loo xam ne nii nee nañ jaaykat yi day toogloo nañ leen ci jox dimbalee lii amul. yàlla lañ doon séddale amoo leen. waroon ngeen cee am. yaa ngi dégg dara naada. yaa ngi may dégg. kon nag fi mu ne nii li am ba des mooy nun ñu andil suñu outil de travail bi ñu amoon. yaa ngi may dégg ay borom kër lan ay père de famille lan ay jeunes yoo xam ne nii mënoon nañoo jël gaal yi tey jii di dem di risquer seen bakkan defuñu ko. ñu ngi fii di liggéey. yaa ngi may dégg. EMADES mooy solution bi nga xam ne ni moom moo arrangé jaaykat yi tey jii nii. wax dëgg yàlla bu ñuy wax maanaam économie ñu koy relancer ak maanaam émergence nga am lu mel nii je crois que li gënoon a rafet mooy nga dooleel ko. mais pas nga koy bundu xataal wala nga di ko yàqal. ñun defuñu lu ñu war a def sàcc ñu agressé wuñu truandé wuñu dóorkat yaa ngi fii. ñun tel n'est pas le cas chez nous. dañoo ñëw on n'a pas demandé à l'État de nous
créer un emploi ñun dañoo ut suñu emploi bopp. Tout ce qu'on demande c'est un accompagnement nañu accompagner nañu encadrer nañu dimbali. C'est vrai. parce que tout le monde ne peut pas tendre la main à un état. ñun nag dañoo jéem a créer suñu yëfi bopp. le promoteur Assane Fall vraiment c'est maa ngi koy nuyu au passage di ko remercier di ko ñaanal maanaam mbir mi dellu si ci nam waree nam meloon. ndax wax dëgg yàlla maanaam bu ñu amoon juróom wala fukk yu mel ni moom rek lu bëri dina wàññeeku. lii nii nag maanaam mu ngi ci jëgul li mu mën a jur ay comme ay conséquences. c'est à l'avenir. mun na andi ay conséquences très néfastes hein. parce que imaginez milliers de personnes yu nekk foofu noonu nga bëgg leen a delloo dans la rue. Imagine ce que ça pourrait engendrer. C'est une chose très grave à ne pas négliger. waaw c'est vrai. waaw. Cheikh. yéen a ngi wax outil de travail. ñoom li ñu dindi ak li ñu leen indi lan mooy différence bi. bon différence bi ça saute. non dama bëgg mu expliquer ko ci détails yi quoi. différence bi waaw ça saute à l'œil. mais yee ay box la woon non. wala yee moom lañ daan tàllal fii buntu wal. waaw mooy box yi xaw waaw mu doon lu confort. waaw lu rafet. lu am sécurité da ngay gis sécurité bi ni muy circuler. waaw da ngay nekk ci biir di dox nu mu la noo ko bëggee. sans gêne nga ñëw toog ñu tegal la chaise nga toog jënd liggéey jënd ñu paquetel la nga dem. mais bâche yi moom pëccoxoo lay indi c'était cool quoi. bâche yi lu muy indi c'est de l'anarchie. waay du c'est de l'anarchie t'as pas vu. waaw d'accord. léegi contrat bi. xanaa du woon contrat en bonne et due forme. parce que aussi jékki-jékki. dakkal contrat te dara fekku la ci mairie lan la Grand Yoff la. mairie yi pratiquement toutes les mairies. parce que yéen diir confinement bi ngeen toog. ci ñoom ci diir boobu la ñu jékki-jékki la ñu profité dakaaleel contrat yeeg yooyu mais loolu c'est abusé quand même. li ko engendré doon na am sax ay rupture de contrat bien avant le Covid. mais li ko engendré surtout mooy c'est le Covid. après Covid bi daal vraiment kenn xamatul. mais léegi yéen bi ngeen di est-ce que dem nañ ci maire yi MADS dem na ci maire yi laaj ko lan moo waral ñu dakkal contrat bi ak fan la ko teg. waaw xam nga maanaam nit bu demee ba yuuxu ci mbedd rek. waaw c'est parce que joytu na ci biirum néeg. non dama ne est-ce que rencontré ngeen maire yi. bien sûr moom laa lay wax nii. luñ teg seen loxo. liñ teg ci suñu loxo du lu valable mooy li ma la wax nii maanaam mënuñu laa jox un argument valable buy wane nii. lii moo tax lii dakk yaa ngi may dégg. man de lenn même bu ñu demoon ba xam ni ñoom sax soxla nañ leneen. waaw mais nañ toog. waaw ak nit ñi ni vraiment bon lii moo amoon. bu ngeen deful lii def lii dootu am. bu boobaa ñu xalaatu leen ni ñoom dañu bëgg récupérer marché bi. am nu ñu defee. waaw buñ ko bëggee récupérer nañ ko récupérer ci yeneen anam mais pas lii. mais lii dafa baaxul. kenn dafa xam c'est que baasu ngente yii maire yi teg fii ci kii moo baaxul gisuma sax maanaam ñoom. waaw buñ man ba indi leneen lu tane li fi ne woon déedéet. d'accord Fatou. dëgg la li mu wax rek loolu laay waxaat maanaam ku saraxu gumba dañ koy bàyyi ak yelwaan olof ko wax maanaam ñu ngi daan seen doole tous les moyens sont bons pour ñu gagner seen vie kon li gouvernement bi war a def wala li maire yi war a def mooy dimbale leen mais waruñu ñëw di leen néewal doole di bëgg di gagner maanaam marché bi pour seen intérêt bopp kon li ma gis mooy ñu encourager ki nga xam ñoom ci seen bopp ñu gën a mobiliser wu maanaam ñu gën a mobiliser wu mais ànd ak ki nga xamante ne moo leen doon jàppale waaw mais léegi yéen fépp fu marché luuma bi di am rek c'est la même situation mais ñoom xanaa dañ ko waxtaanee ba déggoo ko te yéen yéegu leen ci dara wala dara parce que ñëpp mënuñoo léegi ñun société MADS liggéeyatul te wax dëgg yàlla nag maanaam ngaañte am na ci loo xam ne nii buñ ko saafara wut wax dëgg yàlla dina indi lu doy waar ci réew mi mais li leen xamoon li fi nekk ci doomu aadama di liggéey ñoo xam ne nii seen borom kër làqu nañ ay soxna ñu yor ay doom di fay ay location di fay seen njàngi doom di dund ci marché bii nii ay ndaw yoo xam ne dañoo xos ba am seen i moyens ñëw def ko fii te mënoon na defi leneen defuñu ko borom kër bu bàyyi këram ca àll ba ñëw di dóor waar fii di joxe dépense di fay ay location fii di fay ay taxes di fay ay impôt yaa ngi may dégg di dimbali ay doomu aadama parce que tamit koo gis fii ni jàppal ni que lii am na ay milliers de personnes ci ginnaaw yoo xam ne nii ginnaaw yàlla moom lañu yaakaar mais damaa defe nii ils n'ont pas dañoo mesuré wul lii war a jur quoi mais léegi yéen nii situation bi demee nii lan ngeen di demander concrètement ce qu'on demande mooy MADS moom lañ bëgg mu ñëwaat ñu liggéey nañ daan liggéey bu MADS ñëwaatee tamit nous avons droit au chapitre dañoo war a jàppale MADS dañ ko war a doter de moyens bien que am na ay moyens yu mu yor mais buñ ko gënee dooleel dina gën a baax ci ñun. mais MADS c'est une structure privée aussi. bien sûr que c'est privé mais État est en train d'accompagner certains secteurs privés. Pourquoi pas MADS. mais non man c'est waaw
Omar yeggale. léegi même dafa am krog bi ngeen di teew fii ci buntu Walfadjri di ma dégg ñu wax ko dama bëgg a vérifier est-ce que am na. mooy la maanaam box yi leen doon jox. bâche yi moo gën a seer. waaw bâche yi 6000 francs lañ ciy fay weer amul lenn luñ la tegala ñoom suuf si nii lañ la tegal suufu kese amul lenn lu la tiim ñu di la fayee ko weer wu nekk 6000 francs yow pour nga utiliser ko da ngay dem uti baasum ngénte teg ci wala nga luy ji ab parasol teg ci pour mu am ker mun a wékk yaa ngi dégg. parasol boobu ñu ngi la koy luyee 1000 francs benn bu ne. bu dee bâche yu ngénte yi dañ koy luyee 10 voire à jàpp 15000 francs léegi imaginer yow nga luyee place boobu 6000 francs weer du luyee bis mu nekk benn parasol 1000 francs plus les 6000 francs calculer le mois ça te fait combien 10 000 yi day teg di dem. box bi ñaata la doon box bi 5000 francs la junni. weer nga ñëw da ngay ñëw rek toog bala neexee nga toog ba midi nga ñëw di nga fekk ñu installé la nicement tegal la sab 16 nga ñëw toog bu weer dee nga fay junni. ah bon waaw ab sécurité mu ngi ci biir marché bi di circuler problème boo am mu taxaw intervenir. yaa ngi may dégg. promoteur bi bu problème amee ci yenn commerçant yi da ci teg def loxoom da ciy jàpp. du si seetaan kenn. yaa ngi may dégg. day leble ay xaalis day jël xaalis lebal ko commerçant kooku liggéey delloo ko xaalisam. mais loolu nag wax dëgg yàlla munta yem ak lii. man boo ma dee. te mairie mënul leen loolu waaw dégg nga mën a mairie joxuñu mbaar gis nga de suuf naaj ngay def. yow yaa def wuti loo ko lu la yow. gis nga saay seen waa ji seen waa c'est que bétti gis nga idée mooy liggéey gis nga ko idée bi mu am ak jokkalante bi muy liggéey commerçant yeeg façon bi nga xamante ni moom lay def c'est l'idée parce que le fait que mu gis lu mel noonu bitim réew ñëw indi ko ñii nga xamante ni bi nag demuñu dikkuñu ñi ngi fii xuusma ñàpp international di leen luyee ay bâche saa yi déglu ma bu la doon luyee arrière nag moom arrière moom bétti kenn ñaar ko yaa wala déedéet arrière bàkkub kese la lay jox waaw na nga fay toogee yow kii nag la jox yow yaay wut noo fay toogee. déggoo li muy fëte ah kon ñoom non mais c'est grave. c'est du n'importe quoi. waaw mais lii mooy lan. kenn xamul. léegi ñoom baax kese lañ luwee. donc yaay wuti parasol luwee ko. samp ko wala mu baax mu ngeen di teg ca. bu tawee nga tawte. bu tawee nga tawte mu ngelaw lu ñëwee say bagage naaw. ah non non mairie yi liggéey. mu doon lu ñaaw kenn xamul lu mu ñëw ci gis-gis. man dama defoon da nga koy romb yow amoo doo am envie sax dugg ci biir pour jënd dara. non non bâche yi moom kenn amul envie. non du attiré kenn. non non. wax dëgg yàlla nag. te puis xam nga yéen. li des ci dafa baaxoon waxtu sax bi parce que xamal la disquette yi. bareetul man dama doon gis fii disquette yi. waaw bien sûr. ngoon gi dañuy solu. def ko mu ci baax kii bi doxantu ndànk. xam nga mu mel comme kii ay ku nekk mel ni dafay mel comme foire ku nekk sa stand. affaire yooyu ñu dugg visiter. dafa nice mais bâche yi. disquette yi du ñëw de. day dàq ci ñaari parce que disquette yi xam nga dañ doon làqatu foofu di kii di nuuru ci affaire yi. di nuuru ñaari jamono wala am na jiit yoo fee xam nga fee làqatuwul. mais disquette yi fee sutura dañ doon ñëw mbii daal di sarax dugg. daal di jënd seen bodi lam ndànk daal di départ. waaw Omar 2 minutes moo des ci temps bi. waaw peut-être ñu tëjee foofu. état bi lan la am contre yéen gis nañ ci Covid bi yéen lañ njëkk a presque tere ngeen liggéey même bi ñu jëlaatee décision pour ngeen liggéeyaat sax pour ngeen liggéey problème. bon état bi léegi non pour jeexal rek foofu. léegi loolu laa bëgg nga tëjee ko. léegi ban taxawaay nga gis ni tey ji moom la ñu war a def parce que marché lu moom mi ngi commencé dee parce que am na marché yoo xam ne tey ji bu leen limee. marché jeudi Guédiawaye amatul. ba dee Kër Massar marché bi doon am kanamu gendarmerie amatul. lan mooy seen avenir yéen ak lan ngeen ci bëgg. bon sunu avenir fi mu ne nii dafa xaw a sombre d'où la raison ñuy wax ju mel nii tey jii nii. ndax bu dara ñëwee ñu daal di indexer les marchés luuma te du am raison parce que bu ñu newoon maanaam anarchie la lii ko raw insécurité fii la fekkee baax yaa ngi may dégg ñun on était bien organisé amuñu woon benn problème ak kenn ay nit ñu responsable ñoo fa newoon da ngay ñu accueillir la entretenir la comme cela se doit wax dëgg yàlla man bon du ma ni sax état am na lum ñu contrer parce que gisuma raison bi kon je me dis que amul quoi xëy na nag ñàkk xam li fi newoon valeur bi moo doon waraloon yenn yi. mais nag dimension bi lii am ak valeur bi mu am wax dëgg yàlla bu ñu ko xamoon dinañ doxalee ak moom neneen nu dul nii ñu doxal. dëgg la bon li may tëjee mooy di leen remercier encore une fois parce que vraiment lii yombul. di jéglu bu baax ci kàddu yi lu ci ñagas dañuy xam ni matadi doomu aadama moo ko waral.
maa ngi remercier encore au passage suñu promoteur Assane Fall. di ñaan yàlla tour jàmm ci réew mi. kër gi moom wax dëgg yàlla macha allah. kër gu bien la képp ku am problème ñëwal fii nga joytu ko fi ndax ñëpp la fi nekkal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp bu ay njuumte amee. jërëjëf Cheikh Fall doon porte-parole MADS di maa ngi ko ànd defar Sénégal di ay commerçants yëngu ci marché luuma yi. merci Cheikh. c'est pas pour rien ñu dippee ko la voix des sans voix donc yal na yàlla saafara mbir mi. ku ci nekk dellu ci sa activité normalement. ayca dañu koy jaajëfal daal di dem nag régie jël sunu tampon India Show àndandoo ak Fatou Dieng Sall. ay ca ma ngoog balaa ñuy jox Fatou Dieng Sall